رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود Iftar asalaamaaleykum HLM 1 ba HLM 6 ñu war a xool ana HLM ni mu toogee ni ki niñ ko baaxoo ci iftar bi koñ bu nekk na mu toogee gën ko jekkal ngir toogaayub Sénégal daal di booloo jekk doon benn tey jii ñu dalal fii suñuy gan bàyyi ko 2 ba 4 daal di boole ndëkk mbooleem HLM yi 1 ba 6 ki jiite délégation HLM bi tey di imam Mansour Sall daal di ànd ak jaboot gi Aminata Diagne bokk ci association Kalbas yore jeune dame muy association boo xamante ni am na sax envergure nationale daañu si dikkaat si njeextalu waxtaan wi ci iftaar gi niki noonu Abdoulaye Mar Diall moom mooy teewal ndaw yi HLM yëpp jaare ko ci ASC HLM imam Cheikh Tahir Fall mi nga xamante ni moom lay àndal ginnaaw gi dalal suñuy gan ñu mën a sóobu ci waxtaan wi waaye ni ñu ko baaxoo daal di dalal ci nuyoo imam Mansour Fall imam mbégte la tey ñu ànd ak yow ci iftaar bi ñu jagleel mbooleem HLM dale ko 1 ba 6. alhamdulilah ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum di leen wax ne bég nañu loolu ñu nit ci ngeen intéressé wu ci suñu gox ba ndax moom la ñu am ba di ko vulgariser di ko génnee nii Sénégal yëpp war ko seetaan ba bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen jërëjëf soxna Aminata Diagne madame Guèye salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu tamit émission bi nga jagleel HLM di nuyu tamit suñu kilifa muy imam Mansour Sall ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama frère Ablaye di nuyu tamit imam Fall. Abdoulaye Mar salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Khalifa ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp itam di jiital nuyoo ci imam Mansour ak imam Fall. sama soxna Aminta di jaajëfal itam invitation bi. et puis di ñu wax à la fin lan moo waral HLM bu nit ñi di avancer moom muy arrière. HLM équipe football bi. waaw incha allah Cheikh Tahir Fall salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah xanaa kontaan rek di dellu siwaat ànd ak yow ci émission iftar di ci am mbégte lool koor gi li may wax mi ngi dem ndànk-ndànk xam naa gaa ñi sant Diagne madame Guèye ñi ngi xaw a tiit tuuti. ndax réserve yi mi ngi jeex mais ñi ngi am mbégte lool ci dalal imam Mansour Sall di borom xam-xam di suñu xarit di ku baax ak njabootam di dalal à travers ñoom waa HLM yëpp ci plateau bi. mu nga kon ñu dem ba HLM nemmeeku ji koñ ba xool nan la ñu toogee muy Soda Diakhoumpa ak Souleymane Diallo Seydou Yade. رمضان يا رمضان mu wute loolu ak jamono ji 601 000 francs képp la waajile joxe ngir am ab dëkkuwaay ñu ngi fii nag ci HLM bokk na ci gox yu gën a ràññeeku ci wàllum njënd meek njaay mi ndax marché bu mag ba fa nekk waaye dëkkuwaay yooyu nag amoon ko it foofu rek weer bu dee nga am loo natt kii nga xamante ne mooy Aliou Maïga ci atum 1972 ba tey mi ngi foofu ci HLM. comme ñun dañu doon liggéey te jamono ñuy liggéey gouvernement bi dafa defoon ne ku liggéey bu weer dee da ngay cotiser 2%, dañ lay retirer 2% si sa salaire alors yooyu lañ daan dajale di def construction yi comme HLM yi alors bu ko defee bu fekkee am nga ay doom minimum 2 ou 3 xaleel su ko defee ñu 7 points yi après daal di lay jox kër daal noonu daal laa def ba am kër gi jamono yooyu moo koy am nag xawoon na jafeñ tuuti parce que boobu temps fii secteur bi yëpp amul woon école kër yi ñu jàkkaarloo nii suma ginnaaw nii carré boobu la yëpp dañ ko logement célibataire yi la woon alors ñu ngi ko daan joxe kër yooyu la 2400 alors fii ñu doon ko joxe 9300 alors léegi logement yi la ñu jëloon famille yi fi nekk dajaloo jël logement yi yëpp def ko ay salle de classe ñuy fay 200 francs par mois par enfant alors mais ginnaaw loolu bon la fi autorité yi démerdé ba ñu am ay école fii HLM 4E jëm nii yëpp
école yooyu après la fi ñëw alors léegi ñu mujj transféré école yi nekkoon fii yóbbu ko fële commencé joxe fii nit ñi bëgguñu woon kër yi sax ndax dafa nee nañu dafa tuuti woon. jamono di dox HLM lu waay neex def fu mu toll nii am foo jaar sax ngir yegg sa kër doon na lu jafe moom mi di ko ñaawlu. HLM fi mu nekk nii dafa yàqu ndax nit ñi kenn ku nekk da ngay am sa kër rek 1 mètre carré boo gis ci sa buntu kër rek nga jël nit ñi jël nañ ba pour mën a jàll fii sax comme ni vélo jaar fi sax su ma bàyyi woon koñ bi oto sax dootul mën a dugg fii. laaj nag day daal di taxaw ndax li ni mel mun nañ koo soppi Alioune Maïga. xam naa changement dina xaw a jafeñ trop pour changer waat ko fi mu ne nii jafeñ na trop seulement dañu jéem a colmater rek jéem a seet mbedd yi li fi des ci mbedd yi naka la ñuy def pour réaménager ko rek li fi des mais pour duggaat ci biir jéem ko defaraat jafeñ na trop. fii ci HLM nag nemmeeku nañ fi ay groupement de femmes yu bëri ñi ñoom ci atum 2001 la ñu tàmbali di natt juróom fukk weer bu nekk fi mu toll nii nag 2 junni la ñu yóbbu mbir mi ñu ngi tàggatu ci lu jëm ci produits locaux waaye ba tey dafa am lu des. ay jigéen ñu bare lañu nag dem nañ ci ay 300 et quelques noonu lañ ko commencé woon di ko séddale sunu biir di def social di dem ba léegi. ñu ngi cotiser chaque mois 10 000 francs mu nekk 1,2 million di ko séddale ñeenti jigéen waaw ñun nag ay jigéen développement ak social lañu su boobaa ku jot sa 300 000 di nga am loo ci mën a def su dee da ngay commerce wala ngay def leneen yaa xam nu mu mëntu doon daal dina am lu mu la jëriñ ci sa biir kër. am na dañu def formation ay jus ay saabu ay yooyu dañ koy def. waaw mais nag am na lenn lu des. café gi lañu ko dippee di ay ndaw yu bëgg a dimbalante ci seen biir waaye ñi nga xamante ne waxtu ndogu da leen di fekk ci mbedd mi ñoom ñi ngi bay seen waax ci tool wi. ñun fiñ ko tàmbalee ci misaal sunu benn waajur bu jigéen bu dëkkoon ci koñ bi génnoon àdduna ci bésu weeru koor ci bés boobu ñu defar ci ay café di ko bernale gan yi fi teewoon ci dëj bi ñu ne lii nag lu ñuy continuer la du doon loo xam ne daf fiy yem yàlla def ñu koy continuer depuis boobu ba léegi muy dem. fii day fees dell bu dog jotee koñ ak koñ yi ñëpp ku si nekk donc mooy dañuy defar ñaari mbana sóoruñu xaaruñu kenn si dara donc nag ku si ñëw looñ si jox ñu jël dugguñu kër kenn fëgg kenn dem ñaani ji mais des fois gars yi nag dañuy toog fii di xaar ku leen ñëw fëgg tong-tong ku ko fi xaar moom fii. Armé Ndiago benn dund la ñuy dund mooy gëm seen bopp kenn du xamu leen ci affaire yu ñàkk fayda donc nag loolu daf fi yàgg te tey du fi mës a deñ. ku ñëw ci gox nag faw rek nga daal di gestu tàggat yaram nemmeeku bi benn la gox boo dem daanaka sikki malakandoo seeni loxo jotul seen ginnaaw moo tax football bi dafay sooxee. au niveau des HLM fii defe naa y a 7 à 8 clubs yoo xam ne équipe nawetaan ñoo fi nekk si je ne me trompe pas. waaw parce que y a Moom Sa Réew y a Baye Gaynde y a Yeli Taare y a Colobane y a HLM 5 y a Nimzat xam nga boo xoolee mot nañu 7 à 8 équipes mais dafa amul benn jàppalante si biir parce que boo xoolee équipe dañ ko bàyyi boppam daal waaw boo xoolee sax dañu defe ne équipe bi Moom Sa Réew la te équipe ASC HLM c'est pour la commune boo xoolee pour commune bi yëpp la mais boo xoolee dañ ko xaw a bàyyi ak boppam daal. boo xoolee waaw Moom Sa Réew sa ñoo si gën a nekk que yeneen club yi quoi te defe naa bu ñu àndoon def benn bopp ñëpp poussé jàpp defe naa kon équipe yi dépassé na fii quoi. HLM jege bu baax autoroute waaye it dafa am pont bu dox seen diggante pont boobee nag mooy dimbali bu baax defkatu ñaawtee fii ndax bu ñu duggee ci gox bi def naka su dul noonu foofee la ñuy làqatu wala sax ñu daal di tëb ci noonee nag askan wi di sàkku kaaraange wala woy takkadeer yi ñu yokkal leen ko ci seen gox. رمضان يا رمضان. jërëjëf Soda Diakhoumpa jërëjëf Souleymane Diallo ak Seydou Yade ci montage bi imam Mansour Sall la ma si premier commentaire ci reportage bi ñu seetaan léegi. santaat yàlla te xam ne ñii ñu fi wane kenn gënu leen représentatif ci kuy wax ci HLM ndax kiñ ci njëkk a gis muy suñu waajur
di góor gi Alioune Mayga bokk ci commune bi nekk adjoint au maire depuis bi mu dëkkee HLM ba léegi wax na ko 1972 amul dara lu fay xew nit ñi war koo bokk te bokkul ci ñu koy doxal kon ku ko seeti waxtaan ak moom dëgg-dëgg li nga bëgg di nga ko ci am te li mu ca wax tamit mënuñ ci dindi dara dégg naa ñu laaj ko bi mu nee HLM actuellement dafa xat parce que ku am kër mètre carré boo gis sa buntu kër da nga koy jël boole ko ci sa biir kër loolu moo xatal HLM ñu laaj ko ne ko ndax loolu mën nañ ko defaraat mu ne dina jafe lool li tax muy jafe mooy mètre carré yooyu ñu jëluñu ko rek bàyyi noonu dañ ko jël tabax ci ay néeg ba pare yëkkati ko étage ba foo xam ne nag tabax nga ko ba yëkkati ko étage ay nit dëkk fa xëy na sa njaboot di ko jëfandikoo wala boog nga koy luwee di ci am xaalis kooku xëy rek dindi ko su fekkee ne ñëpp ko defandoo du yomb ñeneen ñi ci wane ku mel ni suñu waajur bi ñuy wax Penda Dia muy jiite mu bokk ci ñiy jiite leket gi ñooñu aussi lañ fa nekkee daanaka loolu mooy HLM kenn ku nekk bëgg na jàppale moroomam solidarité bi fa nekk kenn xamul fu mu toll ñëpp ngi jàppalante ay association ay daayira lépp nga fa waaye nag ñoom ni ñu ko waxee HLM dafa bëri problème tey li tax HLM bëri problème mooy dafa nekkoon ay cité à loyer modéré bi ñu koy jox mag ñi diggante 61 ba 72 bi ñu wax ñoom mu nekkoon ay kër yoo xam ne benn chambre pour parents la daan am benn chambre pour enfant ak salon. mais ku fay ba jeexal yokk wala nga yëkki. non mais ñu doon fay sax dundatuñu. ñu doon fay. dundatuñu boobu temps da ngay ñëw yow ak sa soxna ak sa ñetti doom wala sa ñeenti doom léegi ñooñu nekkatuñu fa seeni sët ñooy occupé kër yi te sët yooyu ñëpp dañu nekk ci kër gi ak seeni njaboot donc mu nekk ay kër yoo xam ne HLM dafa daan am cour ñun biñ nekkee xale ci suñuy biir cour lañ daan fowee ñu ngi wane léegi xale yi ci mbedd mi ñuy fo loolu bëriwu foon ci biir cour yi lañ daan fowee daan nga dugg HLM ba génn doo gis xale léegi nag xale amatul benn kër bu mën a am cour boo xam ne mën nañ ko jëriñoo. daañu ko gën a yaatal si kanam tuuti ñëw si soxna Aminata Diagne si juste premier commentaire yi par rapport ak reportage bi. xanaa kontaan parce que ñëw ngeen sama gox tamit wane tamit HLM ni muy dundee bi si njëkk mooy damay ñëw sama jeune frère mooy ñoom Ibou. waa café gi ñoom vraiment acte bu noble la ñuy def loo xamante ne xaaruñu si kenn comme ni mu ko waxee ci reportage bi. dañuy dimbalante jàppalante di taxawante tamit ci lépp beneen tamit muy sama maman yi ñoom tata Penda Dia ak ta Maretu Siis ñu def calebasse bu am solo ñoom maman yooyu noonu après tamit dañoo yaatal uuf ñëpp jaboote ñëpp man mi bi ma ñëwee ta Maretu Siis moom mu njëkk a yaatal talal ma ay loxoom talal ma yaatal ma kon ñoom suñu ay maman lañu suñu ay roywaay lañu. très bien waaw très bien jërëjëf Diall Abdoulaye. waaw comme ni ko sama kilifa bi waxee rek di imam ak sama soxna Aminta dañuy rafetlu kontaan parce que tamit nga ñu invité la ci dara ba pare wan la sa gox nu muy doxee dina la gën a mën a may nga mën a ibbeeku ci waxtaan bi. tigi waaw mu ngoog alimam Cheikh Tahir Fall. waaw man de xanaa gannaaw bu ma kontaanee ci ñoom seen réaction parce que reflété na la fa nekk dafa am nag lu ma séentu woon te gisuma ko mooy li Sénégal yëpp di séentu bu ñu waxee HLM marché bi la xel yëpp. marché ba tigi marché bi moo siiwal HLM donc HLM mi ngi fi woon ab gox la comme gox yi am ay organisation ma yëpp mais marché bi nag dafa tax léegi buñ nee HLM rek marché HLM la xel yëpp dem tigi comme Colobane maa ngi waaw comme Colobane maa ngi doon séentu xañ na ñu wan ñu fi ñu jaay tissu yeeg lal yeeg ni ñuy def lu mel noonu bon gisuma ko mais xañ na loolu du ñii ñoo ko moom reportage bi la mais en tout cas lu mën a nekk bëgg nañu ci li imam wax mooy dimbalante ak jàppalante ba fa nekk. très bien waaw te loolu lu am solo la. très bien alimam HLM li ñuy jëkkee mooy waxtaanee mboolem jafe-jafe yi nga xamante ni wala li ñu fa war a jooyanti yëpp ndax solo bi ni ma ko waxee si njëlbeen mooy jekkal toogaay yi si koñ bu ne bu ko defee koñ Sénégal yëpp mën a jekk réew mi jekk ginnaaw gi daañu waxtaanee kilifteef si ñaareelu ponk bi. waaye tey jii ca HLM yaa ngi doon junj léegi jafe-jafe boo xamante ne mu ngi jëm si wàllu promiscuité bi xat bi nga xamante ne ni xat bi ak tàncaloo bi loolu laa bëgg ñu dellusiwaat si balaa ñuy sarale si yeneen i ponk yi.
barakallah waxoon nañ ko léegi HLM kër goo fa gisoon mu nekk benn néeg wala ñaari néeg ak saal léegi immeuble la boo xam ne soit dañ koy louer def ko 5 étages étage bu nekk am ñeenti appartement te foofu yëpp am ay ñu fa dëkk amul fenn HLM boo fa bëggoon ut léegi néegu location da ngay sonn lool pour am ko. boo bëggee ut kër nag moo gën a ti jafe. kon HLM fees na ba pare te ni mu feesee dafa déborder sax lépp lu ñu mës a yaakaar parce que fu ñu defoon pour ay benn famille léegi ay 20 wala 30 familles di occuper benn kër loolu xam nga ëpp na loolu nag dafa tax ba ni nga xamee ne noonu la ñu waroon amee gestion wu nit ñi loolu tam mu faussé. parce que bu fekkoon ne kër yi la ci ni mu déparé woon boobu ni ma ko waxee sànq mën na ñuy nekk ci biir kër yi mag ñi di xam li ñuy def wala ñu nekk ci buntu kër yi tamit mag ñi di ñu gis boobu temps lu xale yi di def rek ñoo mag ñi ñoo koy ànd daanaka bu ma nee tey ci télé bi sa Alioune Mbengue sama waajur am na ñoo xam ne bu ñu ko déggee HLM sax dañ ne waa ñun gis nañu imam muy ànd ak Alioune Mbengue ñuy dox ay mbir. noonu la demee woon ñëpp di yëgante. fi mu toll nii nag kenn xamatul lu xew HLM. tigi ba récemment xëy na yaa 3 4 ou 5 ans. ministère de l'intérieur dafa jël HLM bo def ko ci liste rouge concernant la drogue ñu ne lii génn ci drogue ci HLM ñu fay jaay yamba wala yeneen yu ni mel ci biir HLM dafa ëpp. jéggi na dayoo. ba ñoom sax ci statistiques ñu joxoon ñu ngi nuyu suñu mbokk bi ñuy wax Ablaye Gueye nga xam ne ci loolu lay liggéey dañu ne woon 85% des jeunes aux HLM dañuy abonné à la drogue. loolu musiba la. loolu musiba la. soxna Aminata Diagne xataayu HLM ak ni mu màggee lan mooy njeexital gi si jaboot gi. xanaa kay ñu jàppalante rek comme ku nekk rek téye sa morom comme sa bopp parce que dëkk neexul. mais lan nga mën a pointer si loo xamante ne nii xëy na évolution bi imam wax léegi moom moo ko jur. muy foofu ci HLM. muy mbirum drogue bi. drogue beex ni wàllu dëkkin bi. dëkkin bi ma famille ñooy màgg. Abdoulaye Mar Dial. waaw daanaka daal xam nga ñun peut-être ay jeunes lañu am na lu bëri fekkuñu fa. mais comme ni ko imam waxee xataay bi li ko gën a indi lool la. mais tamit xam nga li ñu naan jamono day dox. peut-être am na ñoo xam ne bëgg nañ dem mais yoruñu koom bi pour mën a uti feneen. mooy ni ko soxna Aminata donc dañuy obligé toog ci kër gi. léegi tey imagineel nga am doom ci kër gi moom mu dem ba toll si jël soxna bu jëlee soxnaam dina ñëw ci kër gi. naka noonu moo tax dem nañ ba léegi sax da ngay dugg ci benn néeg sax amaana sax ñu bëri si saali la ñuy fanaan. waaw ñu bëri HLM ci saali la ñuy fanaan. am na amaana ñoo xam ne sax di nga dem yenn kër yoo xam ne góor ñi dañuy obligé ut liggéeyu guddi. pour bëccëg bu ñu ñëwee ñu mën a am fu ñu dallu. parce que xataay bee ko waral. Alimam. waaw man Khalifa seetlu nañu bu baax déglu nañu bu baax waxu mbokk yi seetlu nañu aussi reportage bi mais lii ñu bari ci Sénégal di yëg la ñuy yëg mooy dëgg-dëgg suñu réew mi damay xalaat est-ce que amoon nañu ay plan directeur fi ñu toll tey bi ñuy teg suñu cité yeeg suñu dëkkuwaay yeeg suñu marché yeeg suñu doxin. jëmb rek yaa ngi koy wax de. parce que réew Khalifa parce que c'est grave hein su fekkee da nga tabax kër pour ñetti nit fanweeri nit dëkk fa loolu c'est catastrophique. xam nga lu muy jur xoolal ci coin yëpp xoolal ci wàllu yar kër goo xam ni baay bi ak yaay ji ak doom yi ak goro yi kenn amul ci espace vital bi gën a néew ci nit. intimité du fa am. intimité amul. secret amul. worma c'est-à-dire kilifa imam mii kilifa la fi mu dëkk dafa war a am espace bu yaatu bu dox digganteem ak nit ñi. mu mën a xalaat mën a réfléchir mën a zikkar mën a def li muy def. mais su fekkee loolu amul su fekkee moom miiru këram dafa jëlloog coow loo xam ne du dakk biir këram coow la lu dul dakk na muy dëkkee mënul limiter jaxasoog nit ñi loolu li ko gën a grave ci yar amul. xale bu jigéen bu fa dëkk dana teel a gis lu mu warul gis xale bu góor bu fa dëkk dana teel a gis lu mu warul gis orma bi nga war a am ci sa waajur
jege gu metti gi à proximité bi ñu baal ma waxin wi xoolal rek toilette boo xam ni ku cay dem ci kër gi ak ni ñu wutee ñoom ci seen maqaama ñëpp dañuy teg seen bët ci nga waaxu dugg ci toilette ñu baal ma exemple boobu mais xoolal loolu rek lan la mën a def ban jeexital la mën a def ci xale bi nga xam ni moom dafa waroon a wormaal nit c'est-à-dire loolu waxuñu ko pour HLM rek mais Sénégal ci boppam moo nekk tolluwaay boo xam ni te màgg li ci gënoon mooy màgg explosé génn mooy li am ci kaw gi boo amee kër yor fi sa njaboot soo demee ba yàgg ñoom ñu màgg war a samp kër ñu dagg ay carré yu bees loolu mooy màggu dëkk bu normal mais màgg goo xam dafay màgg ci biir c'est-à-dire ñi samp kër ñëpp samp kër dellu soit ci biir kër gi te ba ñuy defar kër gi dañ ko defaroon pour moom parce que li imaam wax kër yi dañ ko defaroon pour chambre parent pour chambre enfant. mais boo seetloo alimaam loolu culture HLM la de manière générale kër yi HLM yi bokk parce que kër yi HLM nee nga ñi doon fay nekk duñ fi mais ku daan fay da nga daan yàkkamti fay ba jeexal li nga war a fay HLM ngir mën a modifier waat ni nga ko bëggee. waaw mais xam nga bu doon Yoff Xalifa gi nga dëkk danaa xaw a tuuti tolérant parce que dama naan amul ab société amul ab gouvernement amul ab ministère bu toog planifier ni lii lañ bëgg a def ay nit yu fa fekkante lañu seen liggéey indi leen fa ñuy ay mbokk dëkk fa dëkk bu traditionnel ni ñu dëkkee amul benn plan directeur dañu dëkk ku waay fu waay mën a dëkk gan gu ñëw ñu yaatal la dëkkal la loolu moo am ci quartier yi mais fi nga xam ne biñ koy defar dañoo am indépendance HLM la ñu wax SICAP la ñu wax dañoo am indépendance wax ni dañu bëgg a tracé waat dëkk bi dañ ko bëgg a planifier dañu bëgg ni ñuy dëkkee ñu defar ko ñii nga xam ne ay fonctionnaire la ñu wutal leen ay dëkkuwaay biir Ndakaaru dëkkuwaay yooyu ñu natt ko ci seen tolluwaay ñi nga xam ne ay célibataire lañ sax ñu natt seen nekk célibataire mais ki nekk célibataire du ko nekk bu ëllëgee célibataire lu gàtt la ci dundu nit bu Yàlla dafay jàmm. kon ak ceetaan moo am. donc ak càggante ñàkk xalaat ëllëg. càgganteeg ñàkk planifier. càgganteeg di dundee noo xam ni da ngay gérer dund bi au jour le jour. loolu fii ak génnuñu ci nag lii di am HLM day am ci beneen quartier am ci beneen quartier même quartier yu bees yi nga gis ñu defar ko nii. suñu toogaatee quelque temps même chose bi dafay reproduire parce que nit ñi dañuy yokk. ndax manque de vision bi. wàllu drogue bi wax nga ko léegi ñu jox leen chiffre bu doy waar muy 85% loolu nga wax des jeunes ñu ngi soow si wàllu drogue bi lan nga yaakaar ni ci sa jàngat ak sa expérience foofu la ci quartier bi que loolu moo jur loolu ci biir HLM. daanaka mooy analyse bi ñu fi def lii rek mooy bi fi Imam Tahir wax léegi mooy dama wax sànq ne. mag ñi dañu amoon contact ak jeunes yi lu ñuy def ñu xam ko léegi nag mag ñeeg jeunes yi dafa am rupture mag ñi duñu sax toog ci kër yi mën nga dugg ci kër ba génn doo fa gis mag. xam nga koñ yi fi jaar yëpp yu si bari bu ñuy wax phénomène drogue bi dañu naan ñi ñëw di ko jëfandikoo si koñ bi dëkkuñu fa dañ fa juux mais j'ai l'impression que yow da nga ni waa HLM yi ñi fa juddoo màggee fa ñoom ñoo koy def. ay xale yu juddoo HLM. la ñu indexé ne ñoom ñooy utiliser drogue liñ ci waxoon à l'époque mooy bëri na ku ko ñëw di ko jaay ci biir HLM te fekk dëkkul HLM dafa fexe ba am fa néegam wala poqoosam ñëw fa di jaay à l'époque loolu foog naa Sénégal ñëpp yëg nañ ko jàpp nañ de grands dealers ci biir HLM ñoo xam ne sax dëkkuñu fa am na sax ay mbër yu siw ñu jàppee woon HLM mais nag ñoom ñooñu di ko ñëw di ko indi HLM dañu fexe ba jeunesse su HLM di nga xam ne amuñu ku leen superviser ci mbedd mi la ñuy nekk toujours xale yi ñooy bokk di nekkandoo man su ma ñamee ne sama morom ñamal ni man mu ñam continuer ñuy nëbbatu duñu dugg ci kër yi bu ñu utiliser li ñu utiliser duñu dellu ci kër yi dañuy continuer di toog ci mbedd mi HLM mooy quartier boo xam ne heure boo génnee ci guddi gis ay xale ci mbedd mi amul benn heure même man su may jóg pour julli ji fajar 5 heures du matin jóge sama kër dem ci jàkk ji dinaa taseeg ay xale ci mbedd mi ñoo xam ne nelawuñu guddi li tax nelawuñu nag mooy responsabilité bi parents yi waroon am ci ñoom mën leen gérer. parce que wala amuñu place dañuy xaar xëy na ñi doon nelaw guddi yeewu pour ñu mën a dem tëddi. am na sax ñu am place. mais toppandoo
roy dàq parce que am na xale boo xam ne seen kër amu fa fu mu tëdd muy taxawaalu ci mbedd mi am xale bu am fu mu tëdd nga xam ne moom bu génnee këram papam wala maamam day topp ci moom di ko wër muy nëbbatu pour dem mën a def li xale yi di def parce que daf leen di toppandoo wala ñam na ko bokk léegi miin na ko dootu ko bàyyeeti donc phénomène yëpp a nga fa waaye noonu fa phénomène yooyu yëpp nekkee tamit noonu la fa amee ñu baax ñu sellu ñu set heureusement way waaye ñu sellu ñu set HLM kenn ëpp leen ay daayira HLM kenn ëpp leen ay daara HLM kenn gënu leen ay imam kon xëy na loolu mu nga fa en tout cas yow mais leneen a nga fa en tout cas yow moom ci imam exemplaire yi nga man imam mais am naa ñu bëgg mais dégg ngeen imam Lamine Sarr au moins macha allah ak ñeneen duñu fi alors nekk soxna Aminata Diagne lan mooy conséquences yi nga nemmee ko foofu nga xamante ne bir na la lii drogue bi moo ko fi indi ba jàngat bi ma si njëkk a def chômage bi ci la bokk chômage parce que am jot bu bari dina influencer yenn jeunes yi ak grand place surtout ça parce que loolu dafa bari trop comme ni ko imam waxee jotaay bi dafa bari HLM donc may lancer wala appel autorités yi surtout ñi nga xamante ne ñoo yor mbirum jeune ku ci mel ne ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall maa ngi koy lancer appel ak ki nga xamante ne mooy ministre de la femme Ndèye Saly Diop Dieng ñu jàppale jigéen ñi surtout jeunes yi formation des jeunes manqué na HLM formation des femmes manqué na HLM financement des jeunes manqué na fa donc war nañ ñëw gëstoo HLM comme ni ñuy gëstoo yeneen communes yi ay Pikine ay Guédiawaye ñu leen di gëstoo nañ ñëw gëstoo noonu HLM parce que HLM am na ay compétences am na ay jeunes yu xamante ni dañu jàng macha allah téye seen ay diplôme mais gisuñu ku leen orienté gisuñu ku leen jàppale donc ñu ngi leen lancer appel foofu bu baax a baax ñu gëstu jeune HLM xam ne soxla nañ ko très bien Dial waaw man déjà damay dugg fi imam du wax sànq mooy léegi mag ñi ñoo waxatul ak jeunes yi xam nga loo xam ne dafa nekkoon ni ñu ko mën a waxee ci tubaab taylorisation la woon en chaîne da ngay topp sa mag mu wax la sa mag bu paree yow ma mën a xëcc keneen xale ci kër gi mën a wax am moom mais tamit leneen li gën a indi drogue mooy ñi fa dëkkul xam nga tey bu fekkee ñi dëkkoon HLM nekkatuñ fa loué nañu locataire buy ñëw xamoo ban jikko la indaale mën na def dara ñu bëri jàpp nañ leen ci comme ni mu koy waxee période boobu sax amaana ñun ñi ngi doom dem di jàngi da nga koy dégg mais dalay metti parce que yaa ngi dem jàngi ñu ne HLM la dëkk fa la ñuy jaayee drogue mais tey jeunes yu bëri lu leen ci dugal complexe la parce que man mënuma ànd ak sama nawle sama moroom day tox rek dama war a tox non loolu ñàkk gëm sa bopp la ak tamit ni mu ko waxee rek chômage am na ñu bëri am nañu liggéey am nañu ay qualité am nañu qualification bi mais xamuñu fan la ñuy juuxi mujj bi dañuy dem dugg ci leneen dañ naan lii moo gën a yomb am xaalis dama koy dem defi parce que bëgg nañ itam dimbali waajur boo demee tamit ba mag ñi toogu duñ parce que ñi ngi daw uti lu ñu mën a jox njaboot gi moo tax dañuy tasaaroo te lu tasaaroo day naqadee dajale mu ngi noonu donc balaa ñuy jeexal chapitre boobu dañuy ñëw si wàllu karange gi également parce que drogue fu mu dugg karange dana fa dugg donc jarul ñuy sori ci mbirum agression yeeg yooyu xëy na da ngeen si brosse waaye da ngeen di faral di am ay gan yoo xam ni dañuy jéggi miir dugg si biir HLM ndax mën nañ xamee ak ñooñu tuuti ak li nga xamante ni moom mooy conséquence bi mu am ci nekkinu koñ bi. waaw loolu moom dégg rek laa ciy am. gisagoo leen. yàlla def na dégg naa sax ba ci ñoo xam ne damay toog ak ñoom ci. ñoom nuñ tudd d'abord. waaw. ñu ñu tudd. ay pepel lañ leen woowee pepel lañ leen woowee pepel. tur yi bare na c'est que ay dàkkantal la ñu ngi jógee cité imbécile ak yu dem mais yooyu yëpp man ay dégg laa ci am. parce que tamit heure yi nga xam ne ñoom ci la ñuy agir dëgg-dëgg ginnaaw timis jëm guddi du heure yoo xam ne man dinaay faral di nekk ci mbedd bi. ci mbedd bi waaye biir na ni askanoo ñu ci réew mi. ñu ngi déedéet dëkkuñu HLM. non askanoo ñu ci réew mi. wala duñu ay sénégalais. duñu ay sénégalais. boobu man sax dégg laa ci am li tax sax ma gën ci am firnde. mooy ñi may toogal ci jàkk ji nii su may def sama tafsir daf ci am ku mës a ñëw ne dañ ko koj moom nangu li mu yoroon nangu portable ci lay soog a am lu ma bir ne am na ñoo xam ne dañuy tëb miiru HLM jéggi pont bi ñëw dugg HLM di ut suñu lu ñu lekk tax bu ñu amul lu ñu lekk ñu agressé mais loolu benn façon agression la à part mais biir HLM sax am na agression parce que ni nga ko waxee ku utiliser drogue xamatul mooy kan. lu mu bëgg def ko. HLM gis nañ fa lu nekk ci at bii passé loolu
man sax bi ma ko déggee daf ma yéem gis nañu kuy dox yore paaka di rendi boppam. waaw di rendi boppam. boobu mandi na. waaw non ñun xamuñu parce que dafa romb rek gars yi di yuuxu di ko topp muy tracé ba tëdd. waaw ba tëdd de. allahu akbar ñu jël si ko. donc amul ci wàll boobu luñ fa gisul ba ci suñuy njaboot yi nga xam ne ñu ngi ci biir HLM lu nekk dañ ko fay def. lu nekk dañ ko fay def HLM sooy dox da nga tu es sur tes gardes. amul kenn kuy génn di dox te il n'est pas sur ses gardes. ak waxtu ne wala guddi gi. à tout moment parce que amul benn heure boo xam ne doo gis ay groupe bu xale ñu toog ci mbedd mi te doo xam ci lu ñu nekk. à tout moment mën nga di dawal sa oto sax am ñu lay koj mel ni dañuy yalwaan mais même boo gisee ku yalwaan nga gëm ne day yalwaan sax il faut être sur tes gardes. amul lu fa manqué daal xam naa li ñuy wax daal naan melting pot la lépp nga fa dara manqué wu. tigi Soxna Aminata Diagne yow lan nga xam si gan yooyu. pépél yi man parfois dinañ ñëw suñu koñ noonu dugg di yalwaan parce que ay 19 ba 20 heures la ñuy ñëw. wax saara reer lu ñu làkk. non dañuy wax saara reer la ñuy wax. saara reer dañuy wax saara reer. nga xam ne olof yi setul. waaw kay saara reer léegi nag boo fekkee ne am nga loolu war a jox. nga jox leen ko boo leen joxee sax boo leen ne ndax am nga pot dañ naan déedéet indi bool bi léegi soo leen joxee bool bi dañ koy teg ci buntu kër gi. lekk bu dee li nga leen jox neex na dañ koy lekk bu dee li nga leen jox neexul fan la koy sotti ci buntu kër gi. ñu ko ko si buntu kër. waaw delloo la sa bool. léeg-léeg sax ñu yóbbu bool ba. waaw moom kay da ngay taxaw xaar leen ñu lekk ba pare joxe sa bool bu dee ñoom li nga togg neexul leen ñu ne la suur nañ jël sa daal di jóg wàcc fa bool ba. ñooñu am nañu autorité. ñoom fi ñuy bàyyeekoo. foofu lañu jógee ci cité imbécile bi dañuy jógee noonu. côté yaraax bi. mooy si ginnaaw. ci ginnaaw mooy fi lakkoon yàggul dara. waaw côté boobu la ñuy génnee. doy na waar de alors tamit foofu tamit Xalifa nga baal ma ñu ngi fay lancer tamit appel autorités yi. oui parce que loolu doy na waar ñu ci dimbali. parce que wóorul ñun ñëpp ay yaay lañu ay jaboot lañu te dañoo yor ay xale yu ndaw donc loolu tamit dañ cee war a jël ay mesures parce que yaay bu nekk yaay nga dëkk bi léegi dara wóorutu fi. donc nañu dimbali xoolal ñu ñooñu. fu ñu mënti dëkk ñu delloo leen fa ñu jóge woon parce que nag Sénégal léegi mi ngi bëgg a yàqu tax ay étranger. Sénégal léegi étranger sax bu ñëwee fekk am réew mu tegu charte réew ma amul problème. mais topp ñu charte réew mi nag ñoom dañoo indi seen charte bopp. di dox seen doxinu bopp di xool nu mu leen arrangé noonu la ñuy defee. léegi nag ñun nga xamante ne ñun ay Sénégalais lañ ci dëkk bi lañ dëkk ñu juddoo ci dëkk bi dañuy lancer appel ku ci mel ne ministre de l'intérieur ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo yor kaaraange ndax askan wi ñu bàyyi ñu xel. Sénégal bu ko defoon bitim réew xam. parce que ñun ñi nga xamante ne ay yaay suñu xel yi dalul. mu ngoog alors Dial. waaw man peut-être ñun li ñu nekk ay jeunes. jeunes yi nekk si mbedd lu ngeen faral di daje ak ñoom si mbedd dañuy daje ak ñoom. parce que xam nga bu njëkk ba sax nit dina la dab di la yalwaan sax nga day taxaw na le mais kii da ngay gis yow da lay topp. da lay topp ba yow ñii dajeex yow si mbedd sax dañ naan kii sa raq la. mais dalay topp ngir yàlla may mu figi dërëm dalay topp yow booy dem dalay topp faaw yow nga dëgëral pour mu mën a dem yoonam te bu njëkk ba sax lan la woon ñoom dañ doon jéggi ñëw pont bi la ñuy jéggi ñëw yor biteel ñaan ndox yow da ngay comprendre amuñu ndox da nga leen di bàyyi sax ne leen robinet mee ngi si ginnaaw mais si la ñu sentir ne ñii ngay bàyyi ñu daal saa yu ñu demee am na lu manqué si la ñu xam ne maanaam vol bi mi ngi commencé am sàcc bi léegi dem nañ ba sax bu fëggee ñaan ndox même bu fekkee ku dëkk si koñ bi boo xamee doo ko ñemee may ndox kenn ñemeetul tijji. mais nan la ñuy toll ay waxambaane lañ wala ay gone. mën naa ne di nga dox ba 0 heure maximum 0 heure moins yow ñi ngay dajeel yow da ngay bàyyi sa raq bu am 5 ans 6 ans kër ga 7 ans mu tëdd ki ngay dajeel sa raq sax koy mag li ci ëpp te dañuy dajaloo def groupe te it am na ay xale góor ba ki dem ci koor gi maanaam mag ñi xale góor am na ay xale góor parce que ñi si ëpp mag ñi ñooy diriger d'habitude sax dañuy dem laaxatu parce que man fan yële maa ngi toog suñu buntu kër boo xambaane rek ñooy jiital gune yi ba ci nii ci koor gi fan yële maa ngi toog buntu kër gi ñu ndog noonu ba pare ma jékki-jékki gisee ñu def groupe génn di daw di dugg si bayal bi loolu police yëg dëkk te xamoo luñ def non amaana dinañ si am notoriété bi dinañ ko dégg mais mënuñu xam carrément fa la jógee parce que boo waxee ñu ne la cité imbécile lañ jógee cité Kecax lañ jógee yow loo si xam dañuy jéggi pont bi ñëw après yow boo tab dawoon dàqi kenn topp ko sax bu duggee bu wàccee pont bi yow doo dem donc xam nga sécurité amul Elimam waaw Xalifa insécurité de lu grave la ñàkk sécurité lu grave ci dëkk la parce que dana yàq jaamu yàlla dana yàq ànd ak dimbalee sax dana yàq dimbali
dana tax nit war a noppalu te du noppalu dana tax nit sax li ñuy wax productivité xam nga doomu aadama àddina kenn ku ne da nga war a am loo war a meññi loo war a sa productivité di yokku ñàkk sécurité dana yàq productivité am na yenn heures yi boo doon liggéey doo ñemee jóg liggéey yi soo yoree sa boutique da nga koy tëj et pourtant sa liggéey sa teraanga foofu la nekk soo dee war a liggéey ci war a jaar foofu da ngay teggi jaari faneen doo fa mën a jaar soo amee sa kër mën ngaa jënd bunt boo xam ne sax sa doole àggu ci liggéey ba ay weer dajale pour jënd benn bunt porte de sécurité parce que ki indi sécurité bi moom moo augmenté xoolal say dépense tey donc insécurité baaxul insécurité boobu nag li koy gën a indi ci suñu réew mi wax dëgg yàlla mooy buntu suñuy bunt dañ ko ubbi ba mu ëpp dëgg la réewum teraanga lañu yàgg nañoo dalal ay gan waaye nag gan nga xool mooy kan tam baax na ci nga xool kii mooy kan ak lan la lay indil ndax am na gan goo xam ne bu ñëwee day indaale boppam te boppam boobu dafay yàq sax suñu teraanga dafay soppi ñun li nga xam ne moom la ñu gëmoon donc baax na lool parce que ñii ñuy wax nii du xam nga sous région bi ñun ña nga fay dem suñuy dooma nga fa dem mais ñoom it ñi ngi dañ fi war a ñëw c'est très normal mënoo tudd intégration africaine mënoo tudd panafricanisme ba pare naan dañuy tëj suñu frontière du fi ñëw mais nañu teg ay charte ni ku fii ñëw na fekk ñu càmbar ba xam looy wut si moom ay contrôle am ay contrôle xam ci noo nekkee boo ñëwee parce que li vrai phénomène la parce que ay cité yoo xam ni ay suufu pont la ay nit dëkk fa yoo xam ni fu ñu doon weer keccax ñu tudd ñu mujj tuddee ko cité keccax ay nit dem ba di fa làqutu ay pont yoo xam ne dañ fay jaar dem ay nit dem dëkk fa te loolu ñu koy xool ñun ñëpp gis ko waa HLM gis ko gouvernement bi gis ko ñëpp gis ko te waxuñu ci dara loolu di màgg bay jur ñoom ñuy jóg tëb ay miir di dugg ci ay këri jaamu den agressé ak di defin woo xam ne du noonu je crois que loolu càggante gu rëy mi ngi fi goo xam lenn li ma la wax nii j'étais témoin 2 heures du matin bi muy tàkk sapeur pompier bi ñu ñëwee ba ci autoroute bi noonu après amuñu fu ñu jaaree maanaam sapeur yi amuñu fu ñu jaar pour dem lakk même bu ñu demoon même police sax bu am na policier bu ma ni keroog ñoom bu ñuy dugg foofu noonu du ñu xam fan la ñuy jaaree du ñu am yoon loolu doy na war boo wiiree sax doo xam fa jaar ay yëf yu ràmbaloo localité boo xam ne même boo waree dem armeel yo sax siyaari fa ngay war a jaar ñun fa lañ daan jaar dox dem même pour dem dox dem géej jaraax mais léegi ñemeetoo ko jaral na la nga taxaw jël oto xaar oto bi lu mu duré te temps bi da nga daan na la ko may 10 minutes nga dem armeel léegi da ngay préférer jël 1 heure de temps pour wiiri parce que faaw nga wiiri parce que midi sax boo fa jaaree wóorul ci yoonu jàmm soriwul alimam waaw ak li ci nekk ci yàq njaboot gi man li ma ci gën a garaaw mooy xam nga nit xale lu muy faral di gis di ko gisaat bu yàggee day jàpp ne le normal la mais tëj sa kër yor sa njaboot di ko won le bon exemple di ko won ci sa bopp lu baax muy gis ay frère am ay bokkam ñëpp nekk ñu yiw loolu dara gën ko efficace ci yar mais su fekkee xale bi day xëy gis moroomu xaleem bu nekk ci âge war a dem école boo xam ne day nekk ci mbedd mi da koy xale boobu moo koy gën a noos parce que xale li mu bëgg yëpp kee am na ko te moom amul xale li mu bëgg mooy liberté taxawaaloo ak am xaalis di jënd lu ko neex ak lu xew mu fekke ko léegi kooku bu yàggee mu influence sa doom bi nga xam ne day jàngi wallaay am na ponk bu am solo boo xamante ni faaw ñu waxtaane ko laata ñuy sóobu ci kilifteef gi nga xamante ni moom mooy tëj waxtaan wi mooy marché HLM dëkkaale bi dëkkandoo bi ci soxna si lay tàmbalee dëkkaale bi nu mu demee ak marché HLM. marché HLM ni ñu dëkkee ak moom métti na parce que tey booy xëy liggéey sax doo am problème mais heure descente wàcc comme nii période événement dafay xat ak koor gi nii soo teelul wàcc 14 heures pour nga dugg sa kër après dogg parce que foofu yëpp embouteillage lay nekk ba Colobane lay commencé embouteillage lay nekk te HLM li ci gën a métti mooy marché bi waa HLM yoruñu ko commerçant yi bëri dëkk ñu HLM ay yeneen gox lañ dëkk mais ay sénégalais lañ non mais maanaam soo déggee ma ne waa HLM yoruñu ko maanaam ku wax ne danaa HLM parce que ñu ngi naan HLM sànq wax nga fi chômage ak ñàkk formation ñàkk liggéeyu ndaw ñi mais marché HLM bokk na si marché yi gën a rëy ci Ndakaaru moom laa la wax gis ma ne la waa HLM yoruñu ko merci beaucoup maanaam quartier bi xanaa peut-être juuti bi ñuy fay mairie bi te juuti bi yàlla xam doy na
mais ressources yi dëgg doomu HLM gisu ko. kon dëkkaale bi daal neexul. neexul bu ñu la waxee dëgg rek neexul. neexul dugg bi xam booy dugg di nga am problème booy génn di nga am problème commerçant yi tamit su événement bi jeexee mbalit maag yëpp fa lañ koy bàyyi te loolu it HLM lañ koy delloowaat ndax dañ naan waa HLM te du ñun. waaw HLM de yéen sax xam ngeen ne mooy marché bi gën a mag ci réew mi à l'heure actuelle. parce que dañuy wax ne ginnaaw jawbe gisuñu marché bu ko gën a rëy waaye nag dafa am laxisme bu ci état def ndax marché HLM bi ñu koy ubbi benn tabax la woon mu occupé benn carré mu am marché légumes am marché au poisson am marché viande mu jékki nag ba ñu koy moderniser muy déborder ndax li déborder ci marché bi li ci ëpp ay buntu këru jàmbur la ñu aménager yokk ko te loolu bi muy am muy dem état waroon na jël mesure am pour carré boobu nga xam ne moo doon carré de départ bi mu jéem ko aménager en hauteur mu bañ a déborder de tout temps bi ñu commencé di am ay maire ba tey parce que marché bi moo fi jiitu maire yi amul benn maire bu ñu fal HLM te amul problème ak marché bi le dernier maire bi fa nekk nii actuellement di Pape Ablaye Seck bi ñu koy soog a fal fekk mu jógee maire yi Dakar nekk fa 3e adjoint Khalifa dafa daan xëy takku sol tenue militaire ànd ak personnelu maire bi ñuy dem pour jéem a dindi li débordé parce que bëri na lu débordé ci marché bi yaa ngi wax juuti te du ñu fay dara. mais loolu dañ ko seetaan parce que bu dee délimitation bi amoon na ba noppi. à moom laa wax dama ne état moo def laxisme. di seetaan marché bi muy dem di dem ba fi mu toll nii la ñu tracé woon ne mooy marché bi mat na ko 30 wala 40. am na ñu bëri li may wax nii soo leen laajoon fan mooy marché original bi xamuñu ko ndax lu tuuti la ca biir. romb na ko 40 fois. demoon na ba nga xam ne sax foofu ñu daan wax cinéma magique te léegi ñu def ko centre commercial. foofu yëpp dañ ko booloon ci marché bi. à un moment le maire bi jël ay mesures def pavage baare ko. ak parking bi mais gis nga yooyu yëpp sax bu période bi jotee dañuy ñëwaat fexe ba lal fa. def fa ay bâche def fa ay tente kenn du leen mënal dara. mais imam kon marché bi ay jota rek la leen indil amul benn njëriñ. HLM moom amuñu ci benn njëriñ. li gën a wane ne amuñu ci njëriñ donte ñun sax sori nañu parce que ñu ngi HLM 2 moom mi ngi HLM 5 mais ñi ñu ciy waxtaanal te ñu dëkk ci marché bi ña defaroon seen kër luye ko ñoom tey ñooy jàmbat li tax ñu luye seen buntu kër te mënuñu ko bañ a defar parce que alignement bi yëpp la ñu luye soo luyewul sa buntu kër doo def mais da ngay luye sa buntu kër doo mën a génn doo mën a dugg boo amee kër boo xam ne boo bëggee génn doo génn da ngay jël temps pour waa ji déplacer ak yooyu nga taxaw di ko xaar soo bëggee dugg doo dugg parce que da ngay ni nga génnee woon noonu ngay duggaatee mën nga def 15-20 minutes sa buntu kër pour ñu permettre la nga mën a dugg say njaboot noonu est-ce que bu boobaa. kon marché bi on na kër yi. dafa dañ ko def ci buntu kër yi mu fatt kër yi mu fatt kër yi ñoom seen njaboot yi amuñu fu ñu dem amuñu fu ñu fowee mënuñu génn heure bu leen neexee mënuñu dugg heure bu leen neexee ba pare marché bi li muy générer ci mbalit kenn xamul nu mu toll. te mbalit bi saa bu ñu paree foofu lañ koy bàyyi am na fa terrain football boo xam ne boo demee da ngay foog ne mooy mbëbës waaw parce que ñoom dañuy pousse mbalit bi rek teg foofu bàyyi ko fa. oui amul ramassage. ak ñun de gisuñu ko. waa ASC HLM lu ñu si def. man de amaana sax ASC HLM mënu ma wax la def si marché bi mais dama naan mairie bi lu mu ci def mi ngi ciy jéem nag. mi ngi ciy jéem parce que ni mu ko waxee rek xam nga bu ñu demee ba. marché bi bu daan dugg di dem terrain ba benn allée la woon allée boobu ñu def ko ay cantine pour rek ñu mën a dindi occupation bi ñu def ci booru tali bi mais cantine yoon jëriñul cantine yooyu jëriñul yow tey boo amee xarit mu dëkk ci booru marché bi doo ko seeti événement doo ko gis parce que fi nga war a jaar fa lañ daaj table teg ko fa donc kon ki ngay seeti kañ nga koy gis demoon nañ ba police bi sax tey tooxu na mais marché bi daroo ñëw ba ci buntu police bi. mais marché tali bu amee urgence. du oto du dugg dara oto du dugg du génn masama ki dem liggéey ji. li mu koy waxee jamono jii boo demee liggéey ji ville. boo quitté yow boo doxee ki jël oto yaa koy njëkk yegg. pourtant foofu am na ay parking payant si booru. parking am na parking payant mais fu mu toll nii parking payant yi moom lañ teg mbaar yi.
parking yooyu fu mu toll nii moom lañ teg mbaar yi parce que événement bee ko waral mooy li muy wax rek fu mu toll nii bu événement jotee kon maire bi amul autorité ci bi ci marché bi. peut-être doo mën a xam parce que ñoom ñoo gën a parce que maîtriser parking bu fekkente ni parking am na fa wala boog ñoo koy loué. waaw peut-être dañuy defar tente yi juste pour événement bi parce que bu événement amul moom jamono ji sax nga mën a xam ba parking bi amee ak pavage yi yow ngay wàcc di dox ci pavé ba dem seen kër biñ ko defaree la am mais fu mu toll nii ak événement bi xam nga dañ koy def ay tente loué ko mais après location boobu yow xamoo fu mu jëm. mais HLM seen problème c'est pas seulement encombrement marché bi waaye am na encombrement mécanicien yi aussi wala boog oto yi nga xamante ni xëy na. mën naa ne ñoom ñooy nangu chaussée bi nangu. waaw parce que léegi di bokk ñi ñoo doxatul ci kaw trottoir yi comme ni ñu ko waxee. xam nga créé woon nañ fi sax jamono yi laay wàdd ay bande pour ñun ñuy dox bañ a moytu oto yi léegi kii dawal mooy moytu nit ki. parce que nit ki amul fu mu jaar. boo commencé HLM 1 montagne di wàcc côté Castor bi di wàcc peut-être da nga naan dañuy daan doole. ñu bëri sax da nga naan. dëkkuñu fa comme ni ma ko waxee soxna Aminta dañuy ñëw fa la ñuy liggéey seen atelier moo fa nekk mais yow miy dem da ngay moytandiku peut-être man mën naa sax joxe benn ko man ni may doxee ci kaw tali bi damay faas oto bi parce que xaw ma oto bi nekk sama ginnaaw toujours damay dox faas sax oto bi ba buy ñëw mu mën a xam ruq bu ma daw. waaw soxna si yéen bu seen i gune jàngee nu ngeen a def. may la dañuy sonn ba bëgg a dee man sama doom sax dama koy inscrire muy yendu faf sama doom day yendu 8h à 17h lay wàcc te bu wàccee du génn. parce que wóorul kër yi ak tali bi benn la donc foog yow yaay bi nga am vigilance pour mën a surveiller sa doom lu ko mooy rek wóorul. waaw. Alimam loolu doy na war de. Xalifa lépp li njariñ daal sa koñ ba jariñul koñ ba. est-ce que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bu daan dugg ci marché lu muy wax. déedéet. daf daan wax yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma njariñu marché bi. maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ayu marché bi. loolu mooy bu ma ko bëggee firi ci wolof. marché dafa am njariñ am lor. maanaam ñaan gi loolu lay wone. dafa am njariñ li mooy activité économique la. nit ki dafay soxla dara dem jënd ko fa. nit bëgg a jaaye fa. nit bëgg a luye place luye ko. mairie bi dagg fa jiitu ay njariñ yu bare nga fa. waaye dafa am ay lor. su fekkee nag àddina yàlla daf laa andil loo xam dafa am njariñ am lor sa xeex yow nit mooy fexe ba le maximum possible ci njariñ nga am ko te le minimum possible. ci lor bañ laa dal. marché mënul ñàkk. àddina il faut nit ñi jaay ñu jënd mais soo demee bay tabax marché bi war nga calculer lan lay jur ci ay lor encombrement ñiy jaay suñu ci bari dañoo am oto. ñiy jënd suñu ci bari dañuy jënd oto ñii dugg ni ñëw di jënd dañuy dugg ay oto ñëw fa oto yi activité yi boo demoon tey Géejawaay wala Pikine oto yi jëm HLM car rapide booy dem HLM la ñuy wax parce que nit ñëpp bu ñu xëyee dañuy dem marché pour jëndi donc loolu yëpp bu sotti koo ci benn gox bu ndaw boo xam ne nii dañ ko créé woon pour leneen perturbation yi dul jeex lay am donc ay woowu yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon muslu dana fa ñëw mooy li ma waxoon ci inondation nawet xéewal la mais soo liggéeyul inondation nekk musiba ci yow parce que liggéeyoo marché xéewal la mais soo ko defarut encadré ko organiser ko mais organisation encadrement nag sëriñ bi rigueur la laaj ñun sénégalais dañ bëgg masla moo xam ñiy gouverner moo xam mairie yi moo xam ñu mën a doon dañ bëgg masla teg nañu ay loi teg nañu ay règle fu nekk mais loo fi gis dañ koy maslaa ba mu jéggi dayoo ñu doog a wër di coow mais dëkk autorité moo ko yor. mu ngi noonu te autorité dëkk autorité ko yor te autorité xeetu kilifteef la autorité kilifteef la loi xeetu kilifteef la loolu mooy ponk bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee al imam Mansour Sall kilifteef bu ñu ko doon faram-fàccee si yan ponk la ñu koy tënk. kilifteef liñ ci mën a wax muy lu nekk lu ñuy jële ci alxuraan ak ci sunna ñun dañuy wax ne képp koo xam ne ci aadama la jóge kilifa la teg ko ci waxu borom bi subhanahu wa taala mu wax ne
bi mu waree bind a maam Adama dafa dajale malaaka yi ne leen inni jaailun fil ardi xalifatan. Adama uutu borom bi ci kaw suuf ay njabootam tamit uutu ko kon kuy nit rek kilifa nga mais kilifa yi nag dafa am ay daraja ay palier mu am ñoo xam ne ci dëkk bi buñ ko seetoon am na benn autorité supérieure bu ñuy wax l'État mu am ay démembrement région boo dem am na fa lu ñuy wax gouverneur am na lu ñuy wax préfet boo demee ci gox yi am na lu ñuy wax police waaye boo duggee ci kër am na père de famille ñii ñëpp ku ci nekk yonte bi wax na ak yow ne la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci ñii ma tudd ñëpp kilifa la dañ ko sàmmloo waaye liñ koy sàmmloo faw dina ci joxe explication yu leer alxuraan dellu si wax ne kenn ku nekk ci yéen fexeel li nga yilif nga fexe ba baax mais boo baaxee tamit fexeel ba ñi nga yilif nga baaxal leen qu anfusakum wa ahlikum naara comme loolu la ñu sant kon il faut déjà ñun balaa ñuy nekk li ñu nekk ñu jéem a xam naka la ñuy def ba nekk nit parce que kilifa dëgg mooy ku nekk nit xam lu baax xam lan mooy safaanu baax mu fexe ba ràññeetle leen xam ne moom indiwuñ ko fi pour lu baax borom bi day dem bay wax ne jamono mën na dem ba jaxasoo ba nga gis ne foo geestu safaan nga fay gis waaye mu ne même bu fekkee dem na ba foo geestu safaan nga fay gis bu mu tax nga yaakaar ne safaan moo normal la yastawil xabiisu wa tayibu walaw ahjabaka kasratul xabiis soo demee ba gis ne ñëpp lu bon la ñuy def comme ni ñu ko waxee nii ci HLM xam naa ku ñu dégg dina ne foofu de man bëggatuma fa dëkk ndax li ma dégg ñuy wax waaw yont bi nag mu ne boo demee ba gis loolu teew nga dëkk HLM da ngay fexe ba loolu yëpp ñu wax te muy ay défaut nga fexe ba rëccal ci sa bopp te bañ a jàpp ne loolu mooy la règle normale kon dañuy jàpp ne ki xàmmee loolu mën ko doxal ci njabootam ndax ñun li ñu xam mooy am na kilifa bu mat kilifa di doxal li mu war a doxal kooku wàccoo na ak boppam wàccoo na ak njabootam mais wàccee na ak boroomam bi ko sant par contre yonent bi dafa wax ne am na kilifa boo xam ne yàlla nga koy xaar parce que moom manduwul mooy déjà moom lañ ko doon doyee mënu ko moom ci boppam melul ni mu war a mel te ñi mu yilif tam du leen melal ni ñu war a mel parce que moom melu ko kon kilifteef kenn du ko tënk ci topp ndigal bàyyi tere balaa ngay topp ndigal di bàyyi tere yow sa bopp yow mi nga xam ne yaa war yilif yow sa bopp da ngay xam lan nga war a digale ak lan nga war a tere parce que ñaara koy séq ki ilife ak ki ñu ilif ci ki yilife man ci moom laa nekk ki nga xam ne moo yilif kooku nga xam ne moo yilif moom il faut mu xam boppam il faut mu xam ne moom lu mu yilif dafa am ku ko yilif amul kenn ku yilif ba nekk ki yilif supérieur ki yilif ñëpp mooy yàlla suñu jëlee kër ci misaal ñu ne alxuraan daf ñu jàngal ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa kër goo dem borom kër gi bu góor bi kilifa kër gi papa ji moo yilif kër gi mais papa ji dañ ko ne yaa yilif kër gi rek na ko nu la neex yilifee ko kër gi de déedéet dañ ko naan yilifal kër gi ci ni neex yàlla parce que yàlla moo la jox kilifteef bi kon délégation de pouvoir la comme délégation de pouvoir la nag seetal li neex yàlla nga yilifee ko kër gi moo tax ñu ne ku jigéen ki su fekkee ne jabaram su fekkee ne moom borom kër gi ni muy bëgg a yilifee kër gi dëppoowul ak ni yàlla bëggee su boobaa moom am na possibilité contester kilifteefam boobu ba pare nag sax jéem ko redresser ci misaal yont bi jàngale ne bu dee sa borom kër du jóg pour julli suba dañuy nodd ci jàkk ji asalaatu xayru minan nawmi muy xandoor te yow ku jigéen ki da nga bëgg a jóg sañ nga jël sa potu ndox menacé ko ne ko da nga ko koy sotti pour mu jóg kon foofu moom mi yilifoon moom la ñuy redressé donc kilifa gi moom dafa am nu mu war a mel mooy day defaru am ay jikko yu rafet yu baax am caractère boo xam ne ku mu waxal nga xam ne kii moo wax ak yow
kilifa nag dañuy faral di wax ne du am benn melokaan nga xam ne saa buy ñëw xam nañ ne kii ko lawet la boo boobaa ñëpp ñeme ko déedéet ni muy lawetee tey parce que situation bi moo laaj mu lawet noonu lay xëyee ëllëg rek ñagasal kanam gi ba kenn du ñeme wax ak moom. man ñu le bâton et la carotte. mu ngoog le bâton et la carotte. lu mu laaj rek moom mu ñëwee ko. avec sagesse. avec sagesse. donc ñun foofu lañ koy teg te jàpp nag ne ki ñu jox kilifteef mën na bëgg def résultat te fekk yàlla d'accordul ci résultat su boobaa du am résultat damay joxe benn misaal parce que ñun ñëpp xam nañu ne kan ci yàlla Muusa alayhi salaam Firawna moo ko yar damay wax ne Firawna ñiy dem safara moo ci yées mais moom mi yées ci ñiy dem safara mu yar Muusa mu nekk nabiyullahi bokk ci ulul azmi min ar-rusul bokk ci juróomi ulul azmi yi te man su may tafsir sax damay wax ne est-ce que moom toppul ci rasulullahi parce que li mu am ci alxuraan amul keneen ko ko am kon damay wax ne ginnaaw Muhammad Muusa moo ci ëpp doole te ki ko yar moo yées ci kaw suuf mais booy jàng histoire Muusa da ngay gis beneen Muusa bu ñuy wax Muusa Saamiri Muusa Saamiri Jibril la ko yar Jibril mooy exemple malaaka yi ci baax mu yar Muusa Saamiri moo créé li ñuy wax les intouchables en Inde parce que dafa def loo xam ne njombe bu kenn dootul def ci kaw suuf dafa dem ba defar lu fas boo xam ne su ko xëccalee geen gi rek fas bi yooxu mun leen seen yàllaa ngi nii Muusa dafa juum la muy uti di yàlla sëllu nag mooy li sëllu nag quoi mooy li olof yi di wax juddoo si gëléem nàmp si mbaam mu ngoog loolu day am way juddoo ci gëléem nàmp ci mbaam wala juddoo ci mbaam yi nàmp ci gëléem loolu nag bu amee ki doon kilifa gi lenn rek moom lay dalalee xelam mooy est-ce que moom il a été à la hauteur ndax meloon na ni mu war a mel ndax def na li mu war a def donc su fekkee mel nga ni nga war a mel yar say doom ñoom ñu génn jël jikko mbedd mi kooku beneen affaire la mais yow meloon nga ni nga war a mel li nga war a def nga ci ñoom sa jan wàcc ci jamono bii nag loolu moo jafe gis très bien kilifteef du mu tumuranke alimam kontaan nañu ci exposé bi yaatu na kontaan nañu ci analyse u imam analyse bu am solo la man li ma ciy duggee mooy kilifteef moom wax na ko délégation de pouvoir la jaas yàlla la sañ-sañ nit amul sañ-sañ ci kaw nit mais yàlla moo jox gàll nit sañ-sañ jox ko pouvoir am mais pouvoir boobu dafa am ñaar ñu ko séq avant mu la koy jox ak bu la ko joxee ba noppi fooy mu jëg moom ñaar ñooñu benn bi bu njëkk bi ñu ngi koy tuddee amaana mooy confiance bi yàlla am ci yow kóolute bi mu am ci yow ak engagement bi nga jël ni di nga def nangam ba mu dénk la donc képp ku yor dara ci àddina yàlla daf la dénk mais yàlla dafa kóllërante yow ba mu la dénkee moo xam pouvoir bu mu mën a doon ministre nga chef de l'état nga maire nga député nga conseiller nga chef de quartier nga imam nga loo mën a doon avant ngay jël loolu da ngaa wóllëranteeg yàlla siñeenteeg moom pacte mu doog laa jox nag dooleem ni la tey nag tu n'es pas ordinaire melatoo ni nit ñi booy jóg dañoo war a taxaw ba nga jàll bu ngeen dajee ci mbooloo yaay toog ci chaise bu mag bi ñu toog ci chaise yu ndaw yi boo ëgsee ñëpp dañoo war a jóg su ñëpp waxee ba pare yaay tëj wax ji ñem dem seen yoon koo ni noppil mu noppi koo ni toogal mu toog nga defee ni loolu yaa ko moom yow ci sa personne non li nga incarné signature bi nga def moo la jox loolu léegi nag loolu la ca topp mooy la responsabilité nag tubaab déggoowu ci ak arab parce que arab ni mu koy waxee mooy responsabilité mooy liñ lay laaj ëllëg maanaam baatu saala laaj na ci la masuliya juddoo maanaam après kilifteef après pouvoir war nga rendre compte kon responsabilité en arabe boo ko doon traduire en français da ngay wax rendre compte nga koy traduire parce que ci arabe noonu la koy waxee donc loolu muy rendre compte boobu mooy tax ki yilif na muy doxe mu bàyyi ci xel benn rendez-vous boo xam bu ca àggee détail bu ne dana ko lijjanti lu tax mu jël lii lu tax mu def ko fii ñun nit nekk na fi député ba jeex kenn mësu ne ko ni ngeen ba nga nekkee député loo def ci réew mi
nit nekk na fi ministre ba jeex président ñëpp du ñu rendre compte du ñu évaluer kenn nit ki auditer sax nit ki ñu war a auditer sax mooy ñëw auditer boppam. waay déet ko ni kaay rendre compte sax ñaare ñu ne dañ. waaw donc réew société entreprise lu fu mu mën a doon liggéeykaay bu mu mën a doon bu fekkente ni audit amu fa amul rendre compte amul responsabilité amul sanction su boobaa lu leen neex dañ koy def donc kilifteef foofu la nekk ñun nag dañuy gën a jël wàllu sac bi ak prestige bi loolu la ñuy gën a jël mais wàllu tiitaange gi ci nekk ak engagement bi ci nekk ak sens de responsabilité bi ci nekk taxoon na nit ñi yàlla baaxal ñëpp dañuy daw ba juñ ca man dara ñu doog ko yàlla. mooy li olof naan ku ñu fal nga sabaru te waroon a jaax. waaw ak fal leen ma say mbokk fal leen ma sabaru. fal leen ma ku mu tax a neexale. waaw sa dëgg-dëgg. da nga boo faloo boo faloo la nga yor du mucc. tigi dañ ne yan ma ku mu tax a xeex mbaa mu tax laa neexale bu ñu la yanoo la nga yanu du mucc. ku yanu di fecc la mu yanu du mucc. dégg nga loolu mooy réalité bi donc kilifteef loolu la ñàkk na nag ci réew mi en réalité bu fekkee dañuy wàcce li ñuy wax nii constat bi lii ñu fi wax yëpp ci HLM waxoon ko ci Colobane waxoon ko ci Guédiawaye jafe-jafe boo gis la ngay numéro 1 da nga naan mooy amul kilifa parce que am na ñu fal jox leen ay pouvoir jox leen ay budget ñu war a taxaw ni nangam du fi amee mais defuñu ko loolu nag buñ ko dee wax am nañ part de responsabilité bu baax ñeneen ñi am nañu part de responsabilité mu ñu nanguwul kilifteef gi ñun ñii tam am nañu part de responsabilité parce que ñun suñu réew mii ñun sénégalais yi ñoo ko moom tigi autorité moomu ko mbedd mi mbedd mbuur la ñun sénégalais ñoo moom suñu réew dëgg la su dara jaaduwul nañ taxaw ni lii jaaduwul luñ ca mën a def ci saafara ko ñu def ko ci yar ak teggin ak citoyenneté ak bëggante ak yéenante lu baax ak bañ a sànni si mbedd mi Omar ibnul Xattaab dafa mas a wax gaañi ni leen yéen bu ma defee lu dul noonu lu ngeen may def saxaaba yi lay waxal de gaa ñëpp di teg dafa ñàngoon nag xam nga Omar moom il était gladiateur comme ni ñu koy waxee ci langage bi gaa ñëpp di teg benn waay jóg ñaadam ba ëgsi ci wetam bucc ci jaaseem ni ko cay silaama yooyu gaañ daan yoon ni ko gis nga boo defee noo wërta def sama jaas gi laay dagge sa tànk ñu naan waa ji de tey Omar rey ko tët waa ji moo dëgër fit Omar ni tekk ba waa ji dal mu ni alhamdulillah maa ngi sant yàlla mi def ci xeetu sayiduna Muhammad ñi ma yilif man maa ngi sant yàlla mi def ci ñi ma yilif ñoo xam ni bu ma defee ndëngte ñu taxaw xeex ak man ba jubal ma loolu fierté la c'est-à-dire boo amee un peuple boo xam ni nii boo defee lu dul noonu day taxaw sanctionné la ma joxe benn exemple politique lay doon mais exemple la François Hollande dafa démissionné parce que yaakaar na ni li mu diggoon France defu ko quelques jours après ma liiral ko mu wax ni li tax ma démissionné du sama conscience man xam naa ni liggéey naa mais xam naa ni le peuple français dafa exigeant ci ba àgg foo xam ni da nga koy satisfaire ba dépassé ko mu doog la noppal mais fi ma àgg man sama conscience am naa conscience tranquille ci li ma liggéey c'est-à-dire foofu kon démission François Hollande moom jëmmam waralu ko staffam waralu ko mais exigence su peuple français bi te exigence bi feeñ na ci gilet jaune exigence bi mooy peuple boo xam ni boo leen defaree lu dul noonu ñu taxaw ni la du fi jaar. soo defee lu noonu ñu taxaw ni dana dem. vraiment loolu tam il faut nekk ci ñun. kon waxtu wi daanaka matale na waaye du ñu sore du ñu tëj te taxaw ñu nag ci ASC HLM wax ASC HLM lan moo tax équipe bi di avancer ñuy arrière lan moo tax HLM 2 ak kii moo équipe bi. yooyu yëpp daal moom la ñu Abdoulaye Mar Dial di leeral. xanaa la ñu xoo ñoom ci li ñu wax. xam naa dafa safagul. Abdoulaye. xam nga nit de football moo toll foo xam ne. koom moo koy doxal ñaata coupe HLM 92 lañ ko créé. en 2002 la yéeg ci football élite bi. def na 10 ans Ligue 1. football élite 10 ans en 2012 mu jël coupe du Sénégal. finalu coupe UFOA. depuis lors nag la constance bi décroissante la doon mais li ko waral lenn la koom la ak tamit ku nekk bëgg xëccu sa boor parce que tey buñ ne sëñ bi Khalifa moo géré équipe bi su ma ko yéenewul jàmm équipe bi du dem
football la tamit motivation faaw moom dafa mel ni nga yor xale boo ko nee boo jëlee P classe ma jëndal la vélo bu mënee jël lu raw P sa da koy def comme ni ko sànq sama grand bi yaa gi waxee parce que ñun peut-être dañu dund ci football ba léegi ñu ngi koy def sax mais moom référence la woon dañ daan ñun bëgg dem football yi seetaani ji ko mais notoriété boobu sax amatul HLM dina football ba jeexal kenn du xam kañ la doon football déjà mi ngi xeex pour bañ a wàccaat national 2 dernier match bi ñu ngi ko war a jouer samedi 16h30 Alassane Djigo HLM bu gañewul day wàcc day wàccaat ci suuf mais li nga waral parce que joueurs yi amuñu motivation am na ñu bëri dañ ne nag HLM 2 la mais équipe bi bu ñu nee HLM 2 la te HLM 5 la ñuy dox dem entraîner ji équipe bi est-ce que HLM 2 ko. il faut HLM yëpp jàpp si. waaw faaw ñëpp jàpp ci il faut aussi peut-être ñuy jël tuuti si juuti yi di leen si jox. waaw loolu moom am na parce que tamit joueur bi football au moins ndax marché bi jëriñ dara parce que tamit joueur bi football ji nga ne ko tey boo gañee am nga ci man 10 000. kooku boo waree dugal sax mu jox la mu dugal bopp bi. dëgg la kon pour yow lu gën a jàmp fi mu nekk pour jeunesse su. HLM dafa manqué finance. faaw ñu jàppale équipe bi. parce que tey bu ñu jàppale équipe parce que HLM léegi jeunes yëpp footballeur lañ. très bien waaw. alors madame Aminata Diagne ñu wax tuuti si Calebasses ak ci jeune dame. jeune dame dynamique. commune HLM waaw commune bu HLM. lan moo ko sos ak fu ngeen toll jamono ji lu gën a jàmp ci li ngeen yittewoo. waaw ñun jeune dame commune HLM bi ma jiite bi ma créé jeune dame bi parce que dama sëy si HLM ma gis. jigéen ñu bari amul affinité maanaam amuñu dugalante amuñu génnalante maanaam da ngay romb ni ki ça va loolu moo fa amoon man ba ma sëy see foofu en 2013 may dund noonu may jàngat ak lu ma gisoon sama ñoom yaay daan ko def di demlante di dikkalante di jàppalante ma wootee réunion mag sama benn camarade sama benn xarit Sophie foofu lay sëy ma ne ko Sophie pourquoi pas ñun lu ñu jël suñu jigéen ñi ñun ñu booloo doon benn créer benn Calebasses tuddee ko jeune dame bi ñu demee may jotaa penn ki ngeen jël sànq interviewé ko daal di may woo ne ma dama leen dégg ngeen da ngeen gis sos Calebasses ma ne ko waa taa penn loolu leen bëgg def parce que dama gis ne daal fii jéeg ju ndaw ji amul demlante mu ne ma dinañ leen ci jàppale jël waa këram ñëpp boole leen ci ta Mariétou système la même chose ñoom. léegi avancé ngeen ba réaliser ay mbir lu mu doon. non ñu ngi instant bi réaliser guñu dara. parce que amuñu moyen te suñu kees gi dafa nekk bëreegul. parfois dañuy am cas social sax man maa gis sama xaalis wala ma dem liggéeyanti ñi ma yàlla booleel ñu jàppale ñoon ci cas social bi. très bien donc ñun suñu Calebasses manqué nañ financement manqué nañ ay formation parce que nag jigéen ñu fa ñun xeebuñu dara sax et puis ku ñu bëgg a dimbali. bu dee nettoiement loo ñu mën a dimbalee rek. très bien xeebuñu ko. parce que nag jigéen ñi toogaay bi moo war a jeex. très bien alimam lu gën a jàmp si jàkka ji li may faral di laaj imaam yi. HLM moom daanaka jàkk yu bëri ñu ngi leen di tabaxaat. suñu bos bi ñu ngi koy tabaxaat bëgg ku ñu ci jàppale. loolu nag ñu ngi ciy lancé. da ngaa waroon indaale mbalaan mi ñu lal ko. sànni da ngaa waroon indaale mbalaan mi waa Iftar. Xalifa lalal mbalaan virtuel moo gën a wóor. waaw non dama leen koy wax comme ñu ngi déglu si télé bi. waaw dama leen koy wax su ko defee ngeen dégg ko seen kilifa yi dégg ko su ngeen mu mënee sax yeneen émission tamit ñu fexe ba ñu dégg ko ñu wax leen ne jumaa HLM moom HLM 2 dañ ko yaatalaat bi ñu ko yaatalaatee budget bi ñu ko waroon liggéeyee 53 millions la amaguñu moitié bi ñu ngi koy ut nag ñu ngi tàllal loxo ñëpp ku ci mën a def rek mu def ci. yaatal bi mënu la ñàkk ndax population baa ngi màgg. waaw mu ngoog moo tax ni ko mag ñi bàyyee woon ne dañ ko. waaw man ni may tëjee mooy feelu sama mbokk ci yalwaan jooju. alhamdulilah yalwaan ñu ngi wax kon ñi seetaan Iftar ñëpp parce que Iftar loolu ci ay objectif am la bokk. dundal gox yi te dundal gox yi dundal ASC yi la. dundal soxna yi dundal jàkka yi la. kon nañu def. suñu loxo ci li nga xam ne mooy suñu localité mais maa ngi njëkk a wax nag ña dëkk HLM ña fa dëkk cosaanoo fa mais aussi ña fay liggéeyee mooy waa marché ba vraiment ñaaw na nag ñu ni marché booboo gën a rëy ci marché yi la fay nekk ci économie yëpp nekk fa waaw te vraiment waa gox ba jëriñoo loolu ñaaw moralement boo ko xoolee xaw na am dëkkuñu fa moo tax waaw dañ ci war a def parce que fa ngay liggéeyee dëgg fa ngay liggéeyee tuut sa nga fay am dafa am àq joo fa war a bàyyi waaw loolu moo jaadu. dëgg la jërëjëf alimam jërëjëf imam Mansour Sall ñu ngi lay gërëm di la sant ci di gërëmaale également mboolem HLM gi nga jaboote
soxna Aminata ñu ngi lay gërëm. Aminata Diagne sànni kàddu si dog ci jàkka ji bala ngaa tëj dimbali ma rek. dégguma ci jumaa bi. jumaa ji ma sànni si benn kàddu. waaw damay lancer appel ki nga xamante ne mooy dabu soxna si borom réew mi muy Adja Marème Faye Sall kooku nga xamante ne jàkka ju tëw a eggale na ko dañ koy ñaan. mu eggal jàkka ji. waaw suñu jàkka ji suñu jumaa HLM 2 bi. jërëjëf kon soxna Marème Faye Sall première dame waa HLM nee na ñu nga ñëw jàppale leen ngir ñu àggale jumaa ji à travers la fondation. servir le Sénégal parce que servir le Sénégal mën naa servir aussi jàkka yi. donc madame la première dame yóbbante baa ngoog. waaw man de. mon frère juste que ni lancer appel tamit ci maire bi. parce que sax moom mi ngi def ay jéego ci équipe bi. jërëjëf mais ASC HLM dañ ko war a jàppale daal. jërëjëf kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jox dig daje alimam ci beneen iftaar di la ñaanal ngeen fanaan jàmm beneen iftaar beneen koñ ngir Sénégal toogaay bi gën a jekk. jërë ngeen jëf. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود